waaw mbokk yi ba tey ñu nekk ak le grand journaliste Malick Thiandoum turandoo maa lay nuyu. mais maa ngi lay nuyu turandoo di am mbégte lool feggoo ak yow parce que nit moom bu fekkee ni daf laa bëgg safoo la ba tuddee la boppam ci boobu mu nekk tout tànk di topp métier bi ba tey mu jàkkaarloog yow di wax ak yow loolu dafay neex ci xol parce que dafa may fàttali le premier jour bi ma nekkee RTS ma jàkkaarloo ak Père Laye Diaw ñu bokk micro alors que man moom laa doon toppandoo bañ may wooyee Laye Diaw donc loolu la may fàttali et c'est un plaisir toujours ma partager ak yow micro di la gën a ñaax nga persévérer parce que tu n'as pas le droit de régresser li nga war a def rek mooy avancer ci kaw ba dab sa turandoo ba raw ko loolu laa lay ñaanal. am na solo bu loolu weesoo dañuy xuus directement ci làmb actuellement ñu ngi situation làmb fi mu toll mun nañ benn affiche bu mag rek moom moo concrétiser wu muy Papa Sow ak Siteu bu weesoo la ngeen affiche yëpp coow lu bëri na ci nan nga gisee situation bi. waaw situation bi moom wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek xam ne situation làmb critique na parce que ñi ñu tuddee la crème de la lutte sénégalaise kenn amu ci combat bu ma fi nekkoon di lim tey mën naa fi lim ba suba bu ma nee Balla Gaye amul combat Boy Niang amul combat tey jii nga ne Bombardier amul combat Lac de Guiers numéro 2 amul combat nga jël Gouye Gui amul combat nga jël nu mu tuddati Garga Mbossé amul combat Malick Niang amul combat mais da ngay lim ba pratiquement crème bi yëpp kenn amu ci combat benn combat la ñu xalaatoon ne mooy décanter situation muy diggante Modou Lo ak Ama Baldé cat dugg na ci téye nañu Luc Nicolaï mi ko organisé woon Modou Lo génn na bërki dem bu wax na ne xel xalaatul Luc nekk ci kaso bi ñoom ñuy bëre donc tey combat boobu pratiquement c'est hypothéqué bii combat rek moo fi nekk muy bi Pape Abdou Fall tëgg muy diggante nu mu tuddati Papa Sow ak Siteu moom moo fi nekk te benn bëñ dafay fonk te weex moom la Max Mbargane di wax comme moom la ñu am nag mu nekk l'os à ronger nañ ci góorgóorlu rek tey ñaan yàlla situation bi évoluer parce que am na combat yu nga xam ne ñi ngi wax ne li ci des mu taxaw bariwul mu mel ni diggante Bombardier ak Eumeu Sène li ci des mu taxaw bareetul am na promoteur bu ci wax ba juboo ak ñoom nañ ñaan yàlla mu sotti situation bi décanté wu mais pour dire vrai lamb am na crise mais crise ci kaw sommet bi la mais pas ci suuf parce que ci suuf dimanche bu jot ak samedi bu jot ñu bëre. kon actuellement mun nañ jàpp ni combat bi nga xam te ne mooy diggante Modou Lo ak Ama Baldé c'est une affiche qui risque de tomber à l'eau. non loolu kay sawaay amul sax ma dem te ñëw Modou Lo Ama Baldé Luc Nicolaï moom mooy tête pensante Luc Nicolaï and co tey jii amul ku wóor ndono bu wóor bu nga xam ne Luc mën na bàyyi ci loxoom combat bi mu diriger ko parce que Luc mooy démarcher Luc moom mooy financer Luc moom mooy defar léppam ci wàllu événementiel am ci expérience bi nga xam ne Willy mi mu bëgg mu wuutu ko amagul expérience boobu te Luc Nicolaï and co day structure bu nga xam ne amul tey ku nga xam ne vraiment war na mën a mëne loolu même bu dul loolu ce n'est même pas décent tey Luc Nicolaï nekk ci kaso ñuy tëgg combat ci turam ci biir làmb ci donc loolu je pense que moral sax nanguwu ko li ñu koy ñaanal mooy li ko gàllankoor yàlla teggil ko ba mu ñëwaat ci biir làmb ji ba continuer activité bi te loolu dañ ci yaakaar ñaan rek parce que bu dee wàllu yoon moom procédure yëpp jeex na amatul leneen lu ci am soit mu tëdd peine bi mu wàcc ko benn yoon wala boog ci wàllu yoon ay avocat am seet nu ñuy def ba tirer ko d'affaire wala boog ñu woote wàllu ñaan ñu jéggal ko mu dellu siwaat ci njabootam dellu siwaat ci làmbam parce que tey bu ñuy xool Luc c'est un délinquant primaire li ñuy tuddee délinquant primaire mooy ku nga xam ne benn yoon nga musa am jafe-jafe ak yoon te c'est la première fois kon na ko yoon dimbali yoon nekk fi pour écraser nit ñi ba fi nekk pour redresser la mais pour tegaat la ci yoon nga mën a rebondir. bu loolu weesoo Boy Niang 2 Balla Gaye numéro 2 coow li bëri ci trop ñi naan jaadu na jaadul en tant que tey expert en lutte lan nga ci xalaat. waaw tey combat la bu nga xam ne fi làmb tollu jaadu na tey làmb moo soxla ay combat jànq ay combat yu nga xam ne c'est des affiches inédites Balla Gaye tey jii amatul lu muy prouver ci làmb Boy Niang am na fu mu bëgg a egg donc tey ñoom ñaar ñu bëree diggante Guédiawaye ak Pikine nekkaat derby loolu day dundal làmb je pense que Boy Niang amul lu ko Balla Gaye di xeebe wala lu mu koy bañee ki nga xam ne mooy Balla Gaye man gëm naa ni amul mbër mu mu mënul jàkkaar lool ci ne nekk ci élite bi parce que moom aussi dafay compétiteur dafay athlète dafa soxla compétir bu fekkee ni Boy Niang fi nekk na ko jël bëreeg moom parce que loolu la làmb ji soxla tey Modou Lo jox na chance Ama Baldé moom na jox chance ki nga xam ne moom moo di Boy Niang et cetera ñu daal di dem même demoon nañu bay wax Bombardier ak Reug Reug donc tu vois Reug Reug Tapha Tine combat la keroog dëkk na ko yooyu yëpp ay combat la yu nga xam ne tey pour que lamb ji ubbeeku il faut que cercle restreint boobu ñu kase ko te niñ koy kase mooy ñoom ñu ubbil ñu nekk dans l'antichambre de la cour des grands ñu ubbil leen ñu dugg bu ko defee lamb ji mën a décoller waat. kon su ma la déggee ñi nga xamante ni ñi ngi contesté affiche boobu naan pourquoi Boy Niang daal di jóge ci safaan bëgg a brûler étape daal di sauter Tapha Tine d'accord ak ñoom. non
non lamb daal booy sa waay liñ naan du biir day xëy wasin loolu moo fi nekk bu fekkee ni promoteur bii joxe xaalisam combat boobu la sentir bu ko tëggee Balla Gaye amul droit refuser Boy Niang mën nañu bëre man à mon avis loolu du problème. loolu du problème ñiy wax loolu dañuy wax rek mais lamb ji moo toll fu nga xam ne il faut que mbër yi jëlante seen biir pour affaire bi dem ñu nekk ci kaw xëcc ñu ci suuf ñu bëre lamb ji ubbe.